bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi lamin seydina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk jul ñi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi dénk suñu bopp ragal yàlla di leen ko dénk mbokk yi ñu dellu siwaat ak yéen si sunu waxtaan yi nga xam ne moom la ñu amal ci wàllu kuréel bi secte bi ñuy wax quraaniyuun te tubaab di ko wax les coranistes nag boo ko déggee dina rafet lool ci xel dina rafet ci gis-gis ci jullit bi koy dégg ndaxte da nga yaakaar ne nit koo xam ne la day topp alxuraan topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day topp alxuraan topp yoon bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale muy sunnaam fu la saxaaba yi jaar waaye malheureusement secte la boo xam ne dafa rejeté lépp loo xam ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu saxaaba yi jaar dañoo rejeté loolu yëpp ànd ak ci boole ci saaga saxaaba yëpp suufaleewoo leen ba pare def leen ay yéefar daanaka boo suufaleewoo saxaaba yooyu def leen ay yéefar kon ñëpp ñu topp ci ñoom topp yoon boobu dañuy bokk ci loo boobu ñoom quraaniyuun yi lii mooy seen pas-pas mooy ñu ngi leen di wooy tamit munkirul xadiis kon pas-pas boobu muy donc benn idéologie bu juddu mu nekk benn secte nag boo ko toppee mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo wàcc yoonu siraatal mustaqim kon ñooñu la nekkoon doon waxtaane tey mu war nekk suñ fukk ak juróom-ñaareel chapitre muy suñ 17e chapitre ñu tàmbale woon nag di jël lenn si seen borom xam-xam yi soi-disant ñu jëloon ci Rachad Khalifa tey ñu war a jël keneen muy Ahmad Mansour Subhi kon mbokk yi Ahmad Mansour Subhi moom égyptien la xam naa du jar ñuy jaar ci atu juddoom ak yu mel noonu yëpp dañuy tënk rek parce que mënuñu jël lépp loo xam ne moom ci ay waxam ak ay bindam ak ci biographie am lépp waaye lañ ci andi lenn rek moom Ahmad Mansour Subhi mu ngi juddoo biir Égypte foofu la def jàng fu la jàngee ba dem ci université Al Azhar bu Égypte ba finalement mu nekk fa benn professeur sax def fa 7 ans ci université bi mu doon jàngale en même temps ci collège bu ñuy wax langue arabe bu université boobu di def histoire musulmane Ahmad Mansour dem na
ba finalement mu créé benn maanaam créé sectam tuddee ko secte égyptienne coraniste noonu la ko tuddee secte égyptienne coraniste waaw mu tuddee ko égyptien coraniste waaw ñoom mu basé wu nag ci gëm ni Alxuraan kese la ñuy mooy seen source te moom kese la ñuy def comme source de attekaay wala yu mel noonu boole ci nag mu nekkoon koo xam ne da doon défendre bu baax démocratie ak droit de l'homme loolu nekkoon benn mbir moo xam ne ko doon défendre bu baax sax daanu woon dal ci nguur donc moom da doon favoriser démocratie donc bépp loi bu jógee ci Alxuraan te ñoom ñuy woote Alxuraan yu maanaam loi bi nga xam ne Alxuraan moo ko teg yoon sa sam ñëw expliquer ni koy defee pratique boobu nga xam ni source boobu yaa ngi koy jëlee ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp moom da ko boole rek rejeté ko rejeté yooyu accepté loi yi nga xam ne moom la réewu monde bi yëpp établir mooy constitution laïque yëpp ak démocratie mondiale waaw yooyu la accepté donc cela veut dire que moom daanaka luy islam luy diine islam yooyu moom daanaka nekkoo ci waaw mu ngi accepté yeneen loi lu bokkul ak loi islamique moom loolu la doon gën a défendre loolu nag mu yóbbaale ci majeure partie pas majeure partie mais lenn ci jeunesse bi ñooñu nag topp ko ci xam ngeen ni loolu ku koy def moom maanaam diine moom loo woote rek ni di nga am koo xam ne au moins bu dee même benn nit dina am ñu la topp bi nga xam ne dem na ba mu wàcc convention université Al Azhar boobu ngam ñoom li ñu tëral mooy islam sunnite bu dëgër basé wu ci ay xam ci lenn ci borom xam-xam yi tàmbale ci Bukhari Muslim al imam Malik ñoom imam Malik Tirmizi yooyu yëpp daal xam borom xam-xam yu rëy yooyu Mansour dafa rejeté ñoom ñëpp waaw parce que am na ñu ko jiitu nag ñu doon wax lu ñu def lu mel noonu nga gis ni kon pour nga avancer pour nga nekk koo xam ne da ngay am sa xam-xam day xóot il faut nga jàng nga jàng téere islamique waaye bu limité woon ci Quran kese yaakaar naa du sore parce que Coran bi ça demande des explications waaw explication yooyu nag yoon bi sa sam moo ko jàngale pratiquer ko yeneen moom xam-xam topp ci yoon boobu waaw donc il a fallu moom mu jàng ba pare topp ci beneen yoon boo xam ne seytaane moo leen ko jàngal waaw moo tax ñi nekk fii sax même ki nekk fi di ko prôné moom même chose lay def waxoon nañ ko si jàng ci suñu waxtaan yi lay passé day def copie collé waaw alors bi nga xam ne dem nañ ba waa borom xam-xam yi nekk Al Azhar découvrir ni xam ne ni moom loolu lay véhiculer mu commencé di dëgër tuuti ñu ne ko stop ñu arrêté ko ñu ne ko léegi ñu génnee ko dàqoo ci université bi après finalement nguur égyptien ñoo ko mujj téye arrêté ko tëj ko parce que li muy prôné àndul ak diine àndul ak islam da doon prôné aussi en même temps da doon woote
islam tolérant moo tax da ngeen gis ci monde bi ñuy wax les nit ñi dañoo bëgg islam bu tolérant alors lu mu doon gën a yëkkati sax moom dafa bëggoon égyptiens yi maanaam les musulmans égyptiens ak chrétiens coptes yooyu nekk foofu ak juifs yi ñëpp ñu booloo am benn lu ñuy jaamoo yàlla loolu la gënoon yëkkati loolu nag borom xam-xam yi nekk foofu ànd ñu si ak moom ci loolu xam ne ni kii kat dafa nar a yàq islam bi dafa yàq islam ci la ko nguur bi arrêté noonu tëj ko tëj ko waaw léegi noonu lañ ko tëjee donc moom liggéeyam yëpp moo nekkoon ci chaîne mondiale yëpp dajale juif yi chrétiens yi ak jullit ñi ci benn cercle loolu nag bi ñu demee ba libéré ko après ci at yi yële weesu ci ay 2008 avant 2000 la demandé sax benn asile politique dem États-Unis ay 2002 ci diggante boobu nag mu dugg ci benn commission américaine buy woote sur la liberté religieuse internationale mu nekk fa benn chargé de cours ci année 2010 yooyu année 2010 diggante 2009 ba 2010 Mansour ci la nekk sax après benn chercheur ci benn centre bu ñuy wax Woodrow Wilson waaw Woodrow Wilson waaw moom fa la nekkoon ci centre boobu di def ay recherche am di gën a ñu koy américain yi di ko gën a may doole ci mbir moomu alors mu def nag ay expertise am ci xeex lépp ñi nga xam ne les frères musulmans ak salafis yi bind ci ay téere di dal seen kaw léegi nag ñooñu nag commission boobu américain yi jàppale ko ci loolu muy gën a véhiculer li nga xam ne moom la bëgg ci la nekk benn conseil bu ñuy wax CAIR mooy CAIR conseil sur la relation américaine islamique mu nekk ci benn centre bu mag sax nekk fa di fa am fa benn poste bu kawe liggéeyal ñoom li nga xam ne moom la ñu bëgg waaye moom yemul ci centre boobu rek am na beneen boo xam ne dafa nekk centre bu ñuy wax centre international coranique bi ñu wooyee IQC mooy IQC voilà moom la tudd noonu la tudd IQC muy conseil d'administration centre international coranique mu nekk fa membre moo ko créé sax membre fondateur pour tout simplement avancer loo vision bi nga xam ne moom la amoon mooy vision de l'islam modéré di interpréter alxuraan bi selon dégginam mettre nag mu def nag accent bi sur les valeurs de la démocratie et la tolérance religieuse moom loolu la bëggoon moom nag si conseil administration boo mu yor conseil administration dafa dajale musulmans yi chrétiens yi ak juifs yi ñoo bokk benn bureau comme ñu bokk di liggéey pour dimbale ko ci xalaatam boobu kon ngeen gis ni mbokk yi lii ku nekk pas-pas bii di liggéey ak ñu mel nii mooy moom la ñu wax donc les savants ñi nga xam ne ñoom ñooy semer ay terreur ñoom ñooy semer désordre ñoom ñooy semer corruption nekk ay transgresseur ay ci monde islamique dañuy mbubboo téere bi di yàq monde islamique bi léegi nag moom képp ku nekk ku woo sa bopp sunnite
ñoom dañu lay jàpp considéré comme doo jullit même chiite yi sax dañuy jàpp chiite aussi du ñu ay jullit donc ku bokk ci seen ligne boobu tu n'es pas considéré comme un musulman parce que ñoom dañuy gëm ni alxuraan kese la ñuy jàpp comme source authentique amul beneen téere bu authentique ñoom loolu la ñuy wax c'est vrai que alxuraan moom kenn mënu ko falsifier kenn mënu ko modifier suñu borom moo ko garanti mais dafay soxla au moins lu ko accompagner lu koy expliquer lu koy détailler sinon doo mën a dem ñoom nag loolu lañ prôné loolu lay yëkkati américain nag ak ñoo ñu jàppale ko ci conseil boobu jàppale ko ci moo tax rapidement dafa émerger avec des moyens moo tax actuellement fépp foo dëgg ci monde actuellement monde dans le monde entier dañ fa am ay représentants même njort nañ sax fii kii nekk fii sax moom noonu la nekkee am ñeneen ñu ñëw sax gannaaw Amad Mansour am na ñeneen ñu bu yeneen centre alors Mansour loolu la véhiculé donc dafa bëggoon benn centre islamique pluraliste waaw di promouvoir interprétation coran bi moderne ak laïque moderne maanaam interprétation moderne de l'islam et laïque loolu xam nga loolu dafay xaw a doy waar léegi nag dañuy téye xam nga islam mooy jàmm maanaam mooy jàmm léegi ci baat boobu la ñuy exploité nag ne islam jàmm la am donc dañaa war a ñu ñëpp nekk ak jàmm ak ñëpp diine yëpp ci lay wax ni diine yëpp benn la kon amul benn divergence noonu lañ koy déggee ñoom mais su fekkee ci monde bi ki nga xam ne moom da nga ko jàpp mu bokk ci yow te moom si boppam ñooñ si boppam ñoo lay xeex di caricaturer par exemple yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngeen koy dégg ci monde bi di xeex complètement idéologie islamique bu normal su booba man je ne peux pas comprendre naka nga mën a wax ni yow jullit nga c'est pas compatible alors waaw moo tax même ki nga xam ne mooy par exemple mooy représenté di woote loolu fii Qur'an yun fii te fii Sénégal fii te ñoom sax dañ léeg-léeg ñuy bañ baat boobu mais en réalité c'est ça alors moom kii di woote fii sax moom d'ailleurs boo gisee nu mu caricaturé yonent bi ne yonent bi sa sam entonnoir la entonnoir mooy lantinoor xam ngeen jàng joxe woon naa defoon nañ darsi boobu fii spécial ci moom ci bële passé bi ñu wonee lantinoor entonnoir bi te entonnoir wane ni kii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moom antinoor la te waxoon nañ ñu aussi antinoor xam ngeen fii Sénégal bu ñu waxee antinoor sénégalais langage courant mooy fenkat nga gis nga nu mu melal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko antinoor nga donc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fenkat la subhanallah xam ngeen loolu ëpp na ci koo xam ne da ngay woote ni Qur'an yun la loolu monde entier dañu waroon dal ci kawam monde entier waaw jullit yëpp ni ñu ko xam naa ne bu ko def ko waxoon en français wala en anglais wala yu mel noonu je crois que monde entier dinañ ciy jot mais comme langue wolof la balaa nga koy traduire mais balaa nit ci jot day xaw a sori donc il est temps que les gens dénoncent cela yem ci antinoor kese mais def ko xam nga antinoor wax nañ ni expliqué woon nañ ko si yële détaillé beaucoup plus détaillé am na ñeneen sax ñi wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax fii haut-parleur la haut-parleur benn keneen koo xam ne taalibeem la pratiquement sax topp ci moom ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam haut-parleur la donc xam nga haut-parleur nu mel instrumentalisé nu mel comme instrument comme matériel xam ngeen ni vraiment c'est dommage que nous sommes dans un pays boo xam ne lépp loo fi jëmbat rek ñu jël ko bàyyi ko mais état Sénégal moo waroon arrêté lu mel nii parce que comme nembuwul sax côté sunnite mais côté soufisme fii suñ magu diine yi fii sax muy jëm ci kër Touba jëm ci El Hadj Malick dem ci maanaam sëñ Touba jëm El Hadj Malick dem ci Niass ak ñeneen Baye Niass ak suñ borom xam-xam yi kilifa diine yi fi nekkoon sax ci soufisme lañ nekk mais mosuñu nekk ci situation bu mel nii di wax lu mel nii di wax ni yoon di sam di ko suufeel yenn suufeel yi donc ñoom seen bopp tous les kilifa diine yi fa nekk sax ñoo waroon taxaw bloqué stoppé courant idéologique bi comme ni ko service DIC defoon fi benn at ci ki nga xam ne dañ ko jàppoon fi doon ay at jamono ku ñu wax xam certain Badiane
doon prôné benn idéologie fii dañ ko mujj arrêté di ko arrêté boobu ba léegi kenn déggatu ko donc là aussi ça devrait se passer comme ça bon bref c'est le Sénégal c'est le Sénégal léegi moom Mansour bi nga xam ne moom lañu nekk ci moom ba léegi di wax finalement bi nga xam ne dafa nekk di prôné idéologie boobu biir États-Unis di ko yëkkati ba am finalement des centres un peu partout dans le monde di ko dooleel dëgg mu ne léegi li mu wax américain ne leen xeex bi nekkul ci jël ay armes wàcc di xeex terroristes yi non mu ne bataille bi dafa nekk ci idéologie maanaam c'est la guerre de l'idéologie loolu la wax mu ne parce que les peu d'Américains dañu ñoo comprendre que lutte bi nekk xeex bi nekkul ci contre terrorisme et une guerre d'idées mu ne c'est une guerre d'idées waaw il faut nga teg sa xalaat jël si seen suuf si sunit yi di leen xeex ci loolu waaw donc xeex boobu nag mu ne moo xeex boobu moo wuteeg ak armement yëkkate arme nekkul parce que borom xam-xam yi sunit yi dañoo jàng xam diine xam bu baax a baax donc koo ci ñëw jël arme rey leen day am ñeneen ñu judd rek dem ñu nañu juddu te seen waxtaan seen xeex seen jàng dafa sell moo koy wax de moo wax ne dafa sell ba pare ça va droit au cœur donc léegi boo bëggee xeex ku mel boo jëlee arme mu ne loolu doo ko réussir il faut nga dem directement ci guerre idéologique donc benn stratégie la ñu war a utiliser benn tactique de communication et non les armes kon lii rek waxam bii rek leer na ba wane ni kon en réalité dañuy xeex islam mais malheureusement suñu jeunesse sénégalaise bi amuñu gu ñu repère dëgg-dëgg te amuñu jot pour toog di jàng seen diine il faut que nag ñoom ñu def effort moo tax yenn sunnit yi bokk ñu ne am ngeen liggéey bu rëy donc nous sommes tous comptables et nous sommes responsables devant Dieu nañ fexe non seulement suudewu et aussi combattre idéologie ay sectes yu mel nii ci diine ci monde entier bi waaw parce que la jeunesse elle est détruite la jeunesse n'a plus de repères du si homme politique la ñu am repère du suñu kilifa diine xamatuñu fu ñu teg seen tànk donc il faut les aider il faut les sauver ni nga ko Alxuraan demandé ñu sauver suñu njaboot ñu war a sauver société bi génne leen ci carcan bi ci lii nga xam ni mooy seytaane insi yi xam nga seytaane jinni yi ñoom ñooy xuus ñoom ñooy puus seytaane insi yi ci lu mel noonu donc nañ ko xeex lii mooy li nga xam ne moom la Mansour doon prôné kon bokk julli encore une fois sauver leen njaboot yi sauver leen suñ doom yi sauver leen suñ xale yi waaw muy góor ak jigéen boo leen seetlu ñoom seen waxtaan yi yëpp fu mu ne nii xale yi jigéen yi nga xam ne jotoon nañ góorgóorlu ci diine bay muuru bay jël di xijaab seen bopp bi yëpp fexe nañ ba teggiloo leen ko ñi nga xam ne dañ doon woor normal dem nañ ba nga xam ne ñi nekk suñu jeune kenn wooratul koor bu jaar yoon xam naa dinañ ñëw si suñu waxtaan yi xam ci wàllu koor boobu sax am na si ñoo xam ne at yële weesu wooruñu woon ngir ñii seen xalaat yi parce que am na fu ñu teg lu mel naan am na fu ñu ko xam nuñ ko jàngale ba ñenn ñi ñu xam ne drogue ak alcoolisme defuñu ko muy benn problème di dund ci lu mel noonu à cause de cette secte là cet islam libéral là waaw c'est un progressiste xam nuñ koy woowee dinañ ci ñëw ci suñu yeneen waxtaan di ñëw incha allah ci affaire boobu ci thème yooyu dinañ ko traité jéem au moins jéem ci participer jaamu yàlla dimbale sauver société bi ci xalaat yi ñëw kon mbokk jullit ñi maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di ñaan yàlla mu jàppale jullit ñëpp ñi nga xam ne dañu woote alxuraan ak sunna jàppale bu baax dooleel leen ba nga xam ni moom mooy yëkkati ko ci àdduna bi yëpp te incha allah loolu lay am incha allah lii lu mu yàgg rek benn day nekk neen waaye day nekk neen loolu moom suñu borom moo ko garanti parce que ku xeex yoon bi sallallahu alayhi wasallam ku xeex ay saxaabam
daanaka xeex nga jël nga arme contre yàlla xeex da ngay xeex yàlla te suñu borom moom xeexa moom dem naa ne yaakaar naa ni lu mu yàgg-yàgg si suuf nga jëm kon maa ngi woo ñëpp ñi nga xam ne dañ ci nekk wala nekkuñ ci wala di ci am ci sikk sàkk di jeexi jaaxa seen xel nañ tuub dellu si waat xam ne lii jëmewul àdduna jëmewul kër jëmewul fenn ci lu baax lu dul sànkute rek bu yemee da ngay perte fi àdduna perte àllaaxira kon mbokk jul di ñoo ngi jégalu ñëpp di baal wax ñëpp di ziar ñëpp ci beneen jotaay incha allah kon asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.